mbokk yi asalaamaaleykum jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lëre geeg wute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ceeg suñuy diiwaan juróom-ñeenti waxtu jot na bisimila ci xibaar Adama Ndione li ci gën a fës daal na ci rek bokk li aju ci wàllu wàccaayu campagne yu nag mbéyum 2021 bi li aju ci wàllu jiwu yi la ñu jàppale dak anam bi ñuy defee wàllu nag distribution bi bari nay jafe-jafe doxul na mu ware CNCR daal di ci àddu si di ba nañ ko daal di teewlu ci ndorteelu xibaar yi lay doon dinañu wax itam jëme ba tey ci bés boobu ñu daal di nag jagleel wàllu waxtaan ci lépp lu aju ci wàllu nag hydrocarbure ci doxalinu banxaas googule ca université Gaston Berger lañ ko daal di nag amal direction UFR sciences juridiques ak politique daal di koy nag amal dajale ci nag ñi ci seen xam-xam ñu màcc fii ci mim réew ak àdduna wërngal këpp la ñu bëgg nag mooy enjeu aju ci wàllu secteur hydrocarbure ñu daal di fexe daal di koy nag jàngat dinañ ci daal di àddu ci biir xibaar yi dinañuy wax itam ci réseaux sociaux yi nekk ab nag jafe-jafe àdduna wërngal këpp aar ñi nga xam ne nag ñooy askan wi ak seeni dignité ba ci seeni nag ak seeni yelleef mbir moomee nag gis nañ ne salfaane nañu ko waaye nguur gi moo ko daal di war rek taxawu ndaje bi seq nañ ko fële ca diwaanu Mbuur ay expert ak i acteurs yi seen xam-xam màcc ci woy xarale yu bees yi jëriñ ji ñu denk wàllu yi daal di ci nag addu dinañ ko teewlu moom Yankhoba Diattara ci biir xibaar yi lay doon dinañu décédé itam ca Ziguinchor ak li aju ci ratissage ba armée bi doon di def ci arrondissement bu Niassia MFDC daanaka doyal nañ ca la ñu bëgg nag mooy ñu daal di sumb ak waxtaan guerre la ñu jàpp ne rek mën na ko rek indi ba tax ñu ne el politique daal di daje foofu ca Ziguinchor ngir ñu daal di arrêté doxalin boobu xool naka la ñu indee saafara ci kanam dinañ ci daal di nag jukki tàkkat yaram fukki million ci suñuy koppar médaille bi aju ci wàllu chevalier ordre national bu Lion moom la ñu jagleel Lion yu beach soccer gannaaw ndam bi ñu daal di am di juróom benneelu yoon nag ci wàllu nag championnat d'Afrique bi njiit réew mi dalal la leen tey dinañ ci daal di nag àddu ci loolee itam sax ñuy waajal match Sénégal ak Cap-Vert galop d'entraînement bu mujj tey ji amal nañ ko foofu ca Stade Lat Dior entraîneur ba Aliou Cissé yéen a ci yàbbi ci kanam ñu daal di koy teewlu toftal ci yeneen xibaar ponk wax sa xalaat nii la tëdde woon bokk na ci rek wàllu opération sécurisation bi ñuy amal ci wàllu ndakaaru agression yu bari yi lu war a jege junni nit ñi teg leen ca loxo wàllu arme yi ñu ca teg loxo itam ak defkatu naka sa dul noonu ñafare biir réew mi bitim réew ba ci produit dangereux yañ fa daal di nag fekk beneen bi mooy déclaration candidature yu fasante ko te bari lool jamono ji jëm ci wàllu nag local yi ku ci ne mu ngay samp ndëndam jàngat li bonte ci ay parti politique la ñu bokk ci kanam dinañ ciy daal di ubbi antenne bi Alassane Wade moo ne ci sottalikukaay bi faram fànce gi nes kis lay doon. Sud FM. Adama Ndione. ci kàddu gi mbokk yi ñu leen ko waxee ci boppu xibaar yi daal di koy nag doore ak wàllu campagne bi aju ci wàllu séddalek jiwu gi doxul na mu waree na ko di béykat yi daal di bëgge waa CNCR daal di nag yëkkati kàddu yi ni mel ci kii nga xam ne moo yore seeni nag communication Sidi Ba ñu déglu ko Ismaïla Marcel Coly. li ñu ci mën a jàpp moo di ñu ko yaakaare woon demewut noonu parce que ba tey am na ci commission yoo xam ni naam jot nañu seen jiw mais ba tey jiw des na parce que waroon nañ leen yóbbul tonnage bu important mais ba tey suñ ko xaymaa ci li ñu jote diggante 50 ba 60% de li ñuy jot et que loolu itam 40% yi jot léegi nawet dikk mu ne ministre waxoon na le 20 mai dinañ def lépp mise en place surtout ci gerte gi waaye tey ñu ngi ci 7 juin ba tey am na commission yoo xam ne jotaguñu intégralement seen jiw et loolu itam ñu yaakaar ni loolu ministre war na ci jël ay matuwaay et fexe itam gerte gi ñu indi woon doon gerte gu baax parce que am na su demee ci yenn commission yu bëri gerte gu ñu fa yóbbu souvent nit ñi dañ koy delloo pourquoi parce que gerte gi feesul gerte gu feesul nag kenn du ko jël alors que nguur jëndul gerte gu bon nguur gerte gu baax la jënd comme nguur gi gerte gu baax la jënd opérateurs yi nee nañ am nañ gerte gu baax gerte gu mot jiw nañ fexe yóbbu ci commission yi gerte yoo xam ni gerte gu mucc ayib la gerte gu répondre aux normes qualité semence loolu itam ñu ngi ciy ñaan nguur gi ñu ngi ñaan ndawu nguur gi pour ñu veiller ci loolu itam jàppale seen bopp jàppale ñu ngir ñu xam ni lépp lu nguur gi indi ci
àll bi rek lu baax lay doon kon nag surveiller opérateur yooyu mu désigné pour yóbbu gerte yi nañ yóbbu ci àll bi gerte gu baax loolu itam nit ñi ñu ngi koy joytu ñu ngi koy wax li am solo itam moo di am na yenn dëkk yoo xam ne ay dëkk yu mag yu mel ni ay Ndofane ñoom nee nañu commune Ndofane mu toll amul lu ñu am lu dul 40 tonnes alors que ñu ngi indi ay diwu ñebbe ak diwu yeneen xeetu meññeef yoo xam ne soxlawuñ suñu yokkoon seen tonnage yu ñu am ci gerte moo leen ëppal solo et que loolu itam soo seetee du Ndofane rek commune yu mel ni Gandiaye wala commune yu nekk ci àll bi yëpp daanaka commune yu njëkk yi daanaka ñoom seen quota ci semence lu tuuti lay doon et que soo demee Gandiaye am na Gandiaye commune ak 9 villages rattachés suñu leen alloué lu dul 40 tonnes dina xaw a tuuti ci seen besoin et que indil leen ay semence mboq wala ay semence ñebe yoo xam ne jaay ko sax problème la yokk leen ko ci gerte moo leen gënal et que loolu doon na loo xam ne lii lu ñuy dund la et que jot nañu ministre de la culture et de l'équipement rural di ci jël ay matuwaay et que fexe itam opérateurs yooyu mu tànn ngir ñu yóbbul nu gerte nañu baral di seen yëf parce que yàlla ji léegi mu taw ba tey itam engrais bi itam laaj na mu ñëw parce que engrais ak jiw yi ñooy ànd soo jëndee sa jiw jëndaale sa engrais yóbbu loolu itam dina baaxal nawet bi dina tax nit ñi mbir mi gën a yomb. mu nekkoon Sidi Ba yore wàllu communication bu CNCR ci wàllu jiw gi ak ñaawlu bañ cay daal di nag def kàddu yooyu mu yëkkati ko nag gannaaw ndaje ba ñu daal di amal ca FIARA ba CNCR ak ROPA réseau di ay organisation ci wàllu mbéy mi Afrique sow jant ngir daal di nag pencoo li nga xam ne mooy mécanisme di yoon yi ñuy jaar ba indi coppite ci financement yi aju nag ci wàllu mbéy mi lañ ca bëgg nag mooy weccante ci xibaar ci bees yooyu tax ñii di producteurs yi mën nag gën a suqali seeni mbéy Ismaïla Marcel Koli. mbébét bi la daje mooy fexe ba weccante ay xalaat waaye it gën a xamal producteurs yi mécanisme novateur de financement yi ñu xamal lu ñu mel mooy Najirou Sall doon vice président bu ROPA waaye it doon président bu CNCR. bon ndaje bi li ñu si war a jàpp ñaar la mooy dañu ñu woon tasaare xabaar jumtuwaay yoo xam ne ni mën nañu dimbali si financement benn bi nañ ko tuddee GAFS ci jumtuwaay boobu nag lu si xaw bees mooy yu ñu tuddee société civile ñu bokkul si nguur te di liggéey di jëf dañ fi am place dañuy toog si kuréel buy joxe xaalis boobu ñaareel jumtuwaay bi mooy FIDA ñëpp xam nañu ko moom dañ ko tabax ci adun bi pour mu liggéeyee ñu gën néew doole dañuy tabax benn jumtuwaay buy financé ñu tuddee ko ABC loolu lan lay tekki mooy soo demee ba ngeen am seen coopérative ngeen bugg defar par exemple seen meew wala ngeen am coopérative bi bugg changer def transformation ceeb wala leneen mun ngeen dem ci benn banque mu lebal leen loolu mooy fonds ABC ñaar fonds yooyu nag ñu jàpp ci ROPA war nañu ñu def benn panel pour gën tasaare xabaar yooyu ba ñun ñu koy jëf war ko jëfandikoo gën xam ñooy jumtuwaay yooyu. yile mécanisme dinañu tax ba producteurs yi gën a mën a améliorer produits transformés yi ki xam la lu ñu mel mooy Nguy Camara doon président fédération Yaakaar Ñaani bu Koussanar nekk ci région bu Tambacounda. bu ñu nee béykat bi ñu teg intermédiaire béykat bi lu muy laal du bëri mais bu fekkee intermédiaire amul béykat bi moo bénéficié wu directement financement bi dina mën a développer yeneen activités yu bëri parce que ñun soo xoolee suñu boor ñu ngi am ay xur mun nañ fa béy ceeb bon mais tey mënuñu fa béy ceeb pourquoi parce que ouvrage bi ñu fa def bu tawee day retenir ndox mi ci biir pour ndox mu muy def lépp lu ñu fa ji da koy yàq. donc mécanisme de financement bi lu am solo la. lu am solo la day jàppale koom-koom bi day jàppale béykat bi ci lépp lu mu ñuy def ak xale yi tamit day tax du ñu génn dem. ñi amal biir ndaje mooy CNCR ànd ak ROPA waaye it waa FIDA ay producteurs yi jógee ci yeneen diwaan yi waaye it représentant APROVAC et Hymne Femme Rurale bu région est bu Sénégal. Ismaïla Marcel jaajëfal ko boobu jamono sax université Gaston Berger bu Ndar daal di yàq lëkkaloo ak chambre de commerce ak industrie agriculture bu diwaan ba daal di xaatim ab déggoo juróomi at lañ ca bëgg mooy gunge acteurs yi yëngu ci wàllu nag koom gi ak wàllu social ca diwaanu Ndar ci ay formation yi leen di daal di nag defal fexe ñu daal di mucc ayib ci wàllu mathématique ak yu aju ci wàllu nag informatique way xarale yu bees yi Saint-Louis Yves Tendeng. ab convention de partenariat la ñi nga xam ne ni ñoo ngànk daara ju kawe gi di Gaston Berger bu Ndar jóge rek xaatim ak ñi nga xam ne ni ñoo jiite chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Ndar ngir rek lëkkaloo fa seeni liggéey muy lëkkaloo bi nar a njëriñal ñi nga xam ne ni ñooy acteurs socio-économiques yu diwaan gi nga xam ne ni daañu leen ci tàggat ci wàllum science ak i xarale yu bees yi kii di professeur Ousmane Thiaré mooy recteur bu université Gaston Berger bu Ndar. convention bi ñuy signé tey dafa nekk prolongement yi nga xam ne université commencé na ko ak chambre de commerce. centre d'excellence bi koy def mooy bi nekk université Gaston Berger de Saint-Louis nga xam ne xam-xam dafa màcc ci xarale yi te loolu dafa am solo
li ci dañuy dajale aussi mooy centre d'excellence bi il faut mu former entrepreneurs yi nekk Saint-Louis yëpp à travers chambre de commerce moom tan mooy identifier cibles yi loolu aussi daf may permettre ma remercier aussi acteurs yi ci jàpp les acteurs économiques ADPME GIZ parce que lii nii c'est une première à l'université et je pense que mun nañ def appel ci yeneen acteurs yëpp ñoo jàpp ci bu ko defee économie bi nga xam ne mooy nekk biir Ndar ñu mun ko soxali. bile lëkkaloo daanaka ci diiru juróomi at la nar a lalu te mu bëri lool liñ ci mébét bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Mouhamadou Souran mi nga xamee ni moo jiite chambre de commerce bu Ndar. université dafa nekk doon établissement public boo xam ne dafa nekk ci biir Ndar donc chambre de commerce daf ko war a soxla te surtout que potentialité yi nga xam ne moo nekk ci biir université mu ñuy jàppale ci formation yi ak yeneen donc loolu moo waral tey ñu ñëw tey signer convention ak université parce que mu di outil boo xam ne bu am njariñ la surtout que université encore établissement public la. bokk na ci ñi nar a dugal seeni yoxo ci bile lëkkaloo moo di rek waa kuréelu ADPME ak itam ñi nga xam ne ni ñu jiite centre bi ñuy duppee CAMITIC te ñu ràññe leen ci Afrique ci wàllum mathématique informatique ak xarale yu bees yi ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves jaajëfal ko desandi Ndar ba tey ak ubbite ci université Gaston Berger boobule ab colloque international ñu daal di koy def ci ñaari pàcc Sénégal ak wàllu hydrocarbure lañu ko daal di nag jagleel mu nekk doxalin bu UFR science juridique ak politique daal di nag woote ca université ba nee ñu nag ay borom xam-xam yu fës ci biir réew mi ak bitim réew ñoo fas yéene rek jàngat lu aju ci enjeu yi ci secteur hydrocarbure. ndajëpp ñeenti fan bi nga xam ne jamono ji ñu ngi koy amal foofa ca centre d'excellence africain wàllu nag mathématique lu jëm ci wàllu xayma ba ci informatique way xarale yu bees yi lañ fay daal di waxtaane professeur Papa Samba Ndiaye ñu déglu ko Yves Tendeng. tey ji dañuy def fi benn daje bu ñeenti fan di waxtaan ci ay affaire hydrocarbure yi am Sénégal tey ji fii tey am na ñu bëri ñu fi nekk ñu nga xam ni fii lañ jógee ci dëkk bi ñeneen ñi ci biir Sénégal ñeneen ñi bitim réew. formation session bi moo daal la maanaam am na ñu nga xam ne ñu ngi fii sur place mais am na ñu nga xam ne ñu ngi ci internet am na ñu nekk États-Unis ki nekk États-Unis moo war a wax léegi ñu dajaloo pour waxtaan fii léegi ñeenti fan sottante ay xalaat liñ ci jublu mooy aider pouvoir public yi ñu am ay xalaat yu nga xam ne ci universitaires yi la jógee pour exploitation hydrocarbures yi Sénégal loolu moo waral daje bi ñu am fii tey. Ndar ku ne xam ni gaz bi feeñ na fi tey jii lan moo war a nekk taxawaayu collectivité territoriale yi. waaw taxawaayu collectivité territoriale yi dafay bokk ci li ñuy wax le contenu local maanaam bu ñu defaree loi yi ba pare dafa am lu ñu nga xam ne dañ ko war a jagleel waa dëkk bi ñi nga xam ne fi lañ dëkk ci dëkk bi te collectivité locale yi benn partie lañ ci notamment waa Ndar mairie Saint-Louis conseil départemental ñun liñ ci mën def en tant que ay universitaire di ay borom xam-xam mooy dimbali leen ci xalaat bi jox leen ay outils yu nga xam ne bu ëllëgee bu ñu taxawee di discuter ak di négocier ak partenaires yi dinañ mën am lu nga xam ne dina sotteeku ci biir dëkk bi loolu lañ ci mën def comme universitaire. voilà am na benn institut pétrole bu ne dinañ ko tabax fii si Ndar Dakar Bango la war a nekk mais université bi nekk fii comme c'est une université d'excellence bu nga xam ni affaire pétrole ak gaz du question technicien rek la mais day laal domaine yu bëree bëri dina laal droit dina laal économie dina laal sociologie yooyu yëpp dañ koy jàngale fii si université bi donc pàcc bu ci nekk dina si indi xalaatam ñu boole ko ci pour gën dëgëral école boobu ñu bëgg taxawal fii si. ñu daal di dikk ci la ñuy wax ñetteelu journée internationale bi nga xam ne dañ ko jëkk wàllu sécurité alimentaire bi aju nag ci wàllu ñam yi bés boobu nag thème ba ñu daal di nag jël mooy la ñuy wax lekk bu baax bu mucc ayib ngir avenir boo xam ne itam bu mucc ayib lay doon nit ñi nag lu war a toll ci juróom benn téeméer ci ay nit àdduna wërngal këpp daanaka ñu ngi daal di souffrir juróom benn téeméeri million kon ci ay nit àdduna wërngal këpp ñu ngi daal di dund métitu li nga xam ne nag mooy jafe-jafe ñam bu baax ba tax na nag ñu bëgg mbir moomu ñu daal di koy dabaatal état bu Sénégal daal di teg ab plan boo xam ne nee ñu dañoo bëgg rek dooleel lépp lu aju ci wàllu nag sécurité ñamu doomu aadama yi kii di Alphonse Ousmane Thiaw nekk directeur cabinet bu ministre bi ñu dénk wàllu santé ak action sociale moom moo jiite nag xew-xew boobu ñu ca daal di amal ñu déglu ko ci micro Birama Ndiaye.
tey bi dafa am solo ndaxte dañuy permettre ñu màggal bés boo xamante ne le 7 juin àdduna yëpp a koy màggal muy la sécurité sanitaire des aliments muy lépp lu jëm ci wàllum cetum li ñuy lekk ndax dafa nekk loo xamante ne dafa boole département ministériel yu bëri thème bi ren muy ci sunu wàllum dundin dafa am solo trop ñuy toppatoo li ñuy lekk moo tax tey jii Sénégal célébré ko ci présidence ministre de la santé et de l'action sociale pour won nit yi ni dañoo war a toppatoo li ñuy lekk dañu war a jox def attention ci li ñuy denc suñu frigo yi ci lépp li nga xamante ne dañu koy utiliser tous les jours mu jëm ci suñu wàllum lekku kër donc bésu tey gi dañuy permettre ñu màggal bés boobu nga xamante ne dina permettre ñu sensibiliser communauté yi bàjjenu gox yi ñëpp teew fii ñu mën leen sensibiliser ci li jëm ci sécurité sanitaire des aliments. ci loolu gis nañ ne am nañu bëri ñu ciy loru rawatina ci wàllu pour lekk boobu ci lu am la. waaw loolu moo tax ministère de la santé am service boo xamante ne sécurité sanitaire des aliments la lu tudd parce que dañu seetlu ne nit yi du feebar kese dem tëddi kër docteur li ci bëri ci li nekk ci suñu feebar bu ñu ko xoolee bu ñu ko càmbaree ba dem ci biir day am loo xamante ne day nekk ci li ñuy lekk ci façon bi ñuy lekk ci façon bi ñuy dund moo tax ñuy toog bés bu mel nii mën a yee nit yi ñu gën a farlu gën a bàyyi xel ci li ñuy lekk ci li ñuy jënd ci li ñuy dundee ci biir dëkk bi. ban taxawaay la ci nguur gi di def service boobu ñu daan taxawal. nguur gi déjà wax naa sànq ne tey parce que boo naree dugg ci wàllum sécurité alimentaire dama ne dafa dem ministère yu bëri ñoo ko ëmb ministère de la santé am na ci solo waaye yeneen ministères yi ministère de l'agriculture ministère de l'élevage ministère de la pêche yooyu yëpp dañ cee bokk ci li jëm ci sécurité sanitaire des aliments ñu def ci ay jéego yu bëri wax na ren mooy 3e édition te édition bu nekk dañuy def ay exposition yoo xamante ne ay femmes yu nekk ci dans la transformation ñooy ñëw di def ay exposition ñu wone lan na nga xamante ne nañu war a def transformation ngir yombalal nit yi lekk bi ñuy lekk. lan mooy défi fi mu ne nii. défi mooy yokk sensibilisation bi ci communauté bi gën a yee nit yi daan ko seetlu bu nu eggee ci wàllum ci jamono koor dañuy def ay publicité yoo xamante ne dañuy won nit yi ni ñu war a lekkee nañu war a jëfandikoo ndawal gi ñuy toggee ak gi ñuy lekk donc loolu yëpp dañ koy daal di wëy ak bàjjenu gox yi acteurs communautaires yëpp donc loolu day wane ni xeex bi ñëpp ci sumb ñëpp ci dugal seen loxo ngir ñu mën koo daan. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ñu daal di nag wax ci marine nationale bu Sénégal bi daal di nag teg loxo ab quantité bu am solo ci wàllu drogue ci waaxi Ndakaaru yi marine nationale bu Sénégal googu nag kon succès boobu mu daal di koy am juróom benn fan ci weeru juin 2021 bu 6h30 jotee ci fajar gi lu war a toll ci téeméer ak ñeent fukk ci ay nag kilomètres ci waaxu Ndakaaru yi la ñu daal di nag seen ab navire bi nga xam ne nag bitim réew la daal di bàyyi ko mu yëpp ab drogue ñu duppee ko sax asso 6 ñu gis ne nag longueur ba di guddaayu jumtuwaay boobu di bato ba war na toll ci juróom benn fukk ak juróom benn ci mètre waaye itam lii di gàttaay ba war a toll ci juróom ñett ci ay mètre ci loole nag opération boobu nga xam ne defar nañ ko patrouille yi ñuy wax tuddee Kédougou ak Anambé ñoo ko daal di amal ci jàppale forces spéciales yu marine ak jàppale avion yi def patrouille yi wàllu nag géej gi te di ko jaare nag ci jaww gi navire bi ñu jàpp ne fekk nañ fa juróom-ñaar ci ay nit ci équipage bi cargaison bi ñu daal leen nag topp escorté leen ba ci nag base navale amiral Faye Gassama bi nekk fii ci Ndakaaru foofee la ñu daal di nag yegg bu 20h di juróom-ñetti waxtu tegale juróomi si midi kon ci guddi gi test yi ñu jota nag def te service yu division bu technique bu police daal di koy amal ba ci nag direction bu police nationale ci teewaayu waa OCRTIS waa unité mixte bu yore wàllu contrôle conteneurs yi ak subdivision bu marine ba ci wàllu nag douane gendarmerie nationale ba ci marine nationale ñoom ñëpp teewee nañu nag bi ñuy def test boobu ñu gis ne wàllu sinébre sos ñuy wax H6 dañ ci daal di nag fekk lu bare bari gannaaw nag opération boobu ñu daal di koy peese daal di koy wàññi itam gis nañu ne lu war a toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay sac yu def bu ci ne fanweer ci ay kilogramme H6 gis nañu ko poids bi ne ñu war na toll ci juróom-ñetti junni
junni yu tegal ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ay kilogramme rax ci dool yi itam am na yeneen ñetti téeméer ak ñeent fukki saak yu mag yi nga xam ne bu ci ne def na junni kilo ci wàllu plâtre yu ñu daal di nag fekk ci ay cuve yu nekk ci navire boobu di xeetu nag bato bi bañ ko xaymaa ci kilo wala ci rek PC war na toll ci ñetti téeméer ak ñeent fukk ci ay tonnes navire bi nag ak équipage yu cargaison boobu ñu ngi nag ci disposition OCRTIS jamono jile bi nga xam ne ñu ngi woyal enquête bi ci wàllu wowule xibaar yooyu nag kon waa direction ak information bu relation publique DIRPA ñoo ko daal di nag jébbale ñu daal di nag desandi ci wàllu yàqute rawatina réseaux sociaux yi ak jafe-jafe boobu nga xam ne wër na àdduna wërngal këpp yu fexe ba daal di aar say citoyen ak seeni nag yelleef nguur gi daal di koy nag yore waaye gis nañ ne ñu ci bari daal nañ koy rek salfaañe responsabilité boobu tax ñu daal di sumb ay waxtaan ay experts ñi ci seen xam-xam màcc ay acteurs yi fare ci banxaas boobu ca diwaanu Mbuur lañ ko daal di amalee sali rawatina jëwriñ bi ñu dénk wàll wi di ci dalal xel yi ne daal dinañu gën di taxawu lu aju ci wàllu liberté nit ñi Yankhoba Diattara ministre bi ñu dénk télécommunication économie numérique ñu déglu ko ak Moustapha Sall dinañ ci daal di nag dellu soir kon élément bi noppeegul ñu daal di daw ca Ziguinchor foo fekk opération ratissage ñu fay amal armée bi di ko wéyal foofu ca arrondissement bu Niassia waa MFDC ñooy daal di sàkku ñu dakkal ko ndax jàpp nañ ne mën na jurop jëy faction yi séq wàllu politique bi yëpp daal di daje ca Ziguinchor tey ji ci altine ji ne ñu daal combat yi la ñu bëgg ñu daal di koy nag tegandi ndax bombardement yooyu ñu jëmale ci zone yi rebelle yi nekk mën na gàllankoor li aji ci wàllu waxtaan bi ngir jàmm dellu sax dakk ca diwaanu Casamance Ignace Lay bokk ci kuréel bi di MFDC rawatina ñi bokk ci bànqaas el politique bi ñu ngi ñaan nag li di armée bi mu daal di dakkal bépp opération de ratissage bi nga xamante ni mu ngi koy amal jamono yi ci arrondissement Niassia ñoom nag gis nañu ci opération ratissage yi ni mel ñu koy méngale sax li nga xamante ni moom mooy wàllu guerre Edmond Bora responsable section Mango Kouro bu MFDC. lii rey nit nga ne ko xeex wala nga ne ko combat wala nga ne ko neneen loolu xeer la loolu guerre la. waaw man boobu wolof la dëgg mënuma dëgg beneen wolof bu dee dem kaa mën a xelal na bàyyi muy def parce que je ne peux pas comprendre moi que le peuple de la Palestine soit opprimé par un autre état Sénégal yëpp jóg nii loolu baaxul waaye c'est le même peuple moom mooy jóge foofu di ñëw di rey fi nit ñi. ak ginnaaw bi ñu dajee tey ca Mango Kouro nekk fii ci diwaanu Ziguinchor ay faction yu bokk ci MFDC rawatina ci seen kilifa yi ñoom ñoo amal ndaje bi fii tey ci diwaanu Ziguinchor pour waxtaanee li ni mel. ñoom nag ñu jàpp ne li leen jaaxal moo di jamono yi nga xamante ni ñu ngi wax ni dañoo bëgg ay waxtaan la ñu dégg teel wàllu gànnaay te ñoom jàpp ni li ni mel jaaxal na leen loolu ñoom ñi di waa MFDC di joxoñ nguuru Sénégal. loolu moo ñu jaaxal loolu moo ñu jaaxal mooy nun ñu ngi préparé wax jàmm ñoom ñu ngi préparé xeex ñoom l'armée sénégalaise kon ka ñuy wut pour toog ak moom ci table de négociation muy président de la république. defe naa d'accordul parce que suñu d'accordee du doon d'accord na. du woon yóbbu armée bi ci àll bi. génn responsable MFDC yi nag mu ngi am jamono yi nga xamante ni armée bi tàmbale ne ci fan yi ñu génn yëpp ay opération de ratissage ak sécurisation ci arrondissement bu nekk ci Niassia armée bi nag di continuer di pilonner ay bases rebelles yi nga xamante ni kii di César Atoute Badiate moo ko daal di jiite situation bi ni mel nag jamono yi responsable yi bokk ci MFDC rawatina ñi bokk ci el politique bi di ko ñaawlu bu baax a baax ñoom ñi nga xamante ni lenn la ñuy laaj mu di opération yu ni mel daal di dakk Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. tàggat yaram ñu daal di koy doore ak Lions yu beach soccer footballu plage yi nga xam ne njiitu réew mi daal na leen tey fukki million ci suñu koppar la ku ne daal di nag am ab médaille jëm ci wàllu chevalier ordre national de Lion joueurs yi kon dañ leen daal di acc ci championnat bi ñu jógee championnat d'Afrique boobu nga xam ne nag jël nañu juróom benn Lion bi lii di ndam li footballeur yooyu di yëngu ci wàllu nag peexu géej gi ñoom nag lu ñu gis jamono ji mooy waajal seen bopp ci rencontre buy am ca Russie di jongante àdduna wërngal këpp googule défi bi nag lenn la mooy fexe ba indi coupe boobu fii ci Sénégal jàppale la leen jiitu réew mi daal di dalal Amadou Moustapha Dieng.
sargal ak ndàmpaay bu ñu yellool ñoom gaynde beach soccer yi ginnaaw bi nga xamee ne jël nañu juróom-benneeli yoon champion d'Afrique des nations bu footballu tefes bi tey jile la leen président Macky Sall def chevalier de l'ordre national du Lion teg ca ku nekk mu dàmpee ko fukki million suñu koppar. ci turu réew mi yëpp nag ñu ngi leen di jox raaya bi nga xam ne mooy mandargal gaynde ci suñu réew muy ordre national du Lion ñu jox la benn ordre national nga nekk chevalier waaye ñu jox leen itam benn enveloppe boo xam ne sax fayul seen jëf waaye nag day nekk rek récompense bu ndaw boo xam ne mu ngi toll ci fukki million pour joueur bu nekk ak membre bu nekk ndax li ngeen liggéey ki nga xam ne nag mooy capitaine équipe bi di xam ne ne kontaan nañu te ñi ngi rafetlu doxalin bile ci noonu sax muy xam ne ne ñoom de ñi ngi teg seen gët coupe du monde bi nga xam ne war nañ ko amal fii ak ñaari weer fële ca Russie. yàggoon nañ ko xaar donc mooy li ñuy wax rek addina moom lu jot yomb donc instant bi nag dès à présent à partir de lundi dañuy duggaat regroupement commencé liggéey bi donc parce que suñu objectif bi mooy dugg ci carré d'as bi à la coupe du monde donc dinañ ko atteindre incha allah donc président sas nañu dañuy jublu si liggéey bi incha allah pour représenter l'Afrique dignement et particulièrement le Sénégal incha allah. ci noonu sax président Macky Sall di xam ne moom de amaana mu dem Russie waaye bu fekkee ne gaynde yi dañuy jouer final lay doon. di leen ñaanal itam ci yoonu Moscou ndax léegi coupe du monde ngeen di waajal léegi ñaari weer ñetti weer donc bi yoon nag waxuñu kaar da ngeen di yegg final waaw bu ñu yegg final ba bu ci yàlla amee mën ngeen jël raaya muy coupe du monde loolu nag boo ñu ko defalee yaakaar naa ne dëgg yàlla daanu gën a bëgg. fàttali ne gaynde footballu tefes yi lee bi la yoon mooy juróom-benneelu yoon ñu gàddu coupe d'Afrique des nations bi nga xam ne demoon nañu tey palais de la république ngir wan ko président Macky Sall. Moustapha Dieng ci la sax maître Augustin Senghor président fédération sénégalaise bu football daal di rafetlu geste njiitu réew mi waaye di sàkku ci nag exemple boobu gaynde yu bi ci soccer daal di amal mu daal di fexe ba law ba ci gaynde yu football yi ñu daal di décrocher CAN bi di Coupe d'Afrique des Nations ñu daal di koy indi fii nag ci mim réew daal di dooraat itam Coupe du monde ba ñu amal ca Qatar ñu teewlu maître Augustin Senghor ak Amadou Moustapha Dieng. président Macky Sall bëggoon na ko mandargal dalal leen fii palais jox leen li nga xam ne mooy raaya chevalier de l'ordre national du Lion booleel leen ci takk maanaam ay enveloppe yu duun yoo xam ne toll na ci 10 millions fekkoon sax fédération ak ministère am na lu ñu defoon mu fekk si ko mu toll woon ci 3 millions 500 à 4 millions loolu yëpp di wone ne ku def maanaam jaloore pour sa réew réew bi delloo la ko askan bi delloo la ko chef de l'État loolu la def tey ñu ko ciy gërëm bu amul àpp parce que ñii dañ ko mérité et defe naa liñ fi dégg ak liñ fi jot dina leen dooleel ba nga xam ne coupe du monde bi ñu jëm fële Russie au mois d'août dinañ fa def yeneen jaloore président nee na leen bu ñu demee final dinañ ñëw mais ñoom wóolu naa leen bu ci yàlla àndee xëj na dinañ def lu ni mel ba chef de l'État ñëw teewe seen final foofu coupe du monde. waaw gis ngeen ko gaynde football yi ci seen sañ-sañu bopp keroog dañu toog jury final bi rek seen entraîneur bi oo ma nee ma man de dama toog joueurs yi nee ma ñu dañu bëgg dem jàppale suñu frère bis soccer yi comme dañuy final tey gis ngeen leen ñoom ñëpp stade ñu ñëw gis ñii am raaya bi nga xam ne moo gën a rëy muy champion d'Afrique lu dul rek ñaanal leen fi ñuy jaar yàlla jaarale leen fa ci coupe d'Afrique bi ñu jëm rek la ñu mën def parce que defe naa ñoom manqué wuñu talent manqué wuñu maanaam xarañ pour mën a gagner coupe bi te yàlla moo def na mu antu mais xëj na ni ñu jegee tey ñi nga xam ne mooy Lion du Soccer xëj na dina leen xiir pour que ñoom bu ñu demee yàlla may leen ndam li parce que mooy suñu yéene maanaam ndamu bis soccer bi yebbi si seen kaw ñoom tamit pour que ñoom tam ñu ne ñu coupe d'Afrique bu mag bi nga xam ne Sénégal xëj na mu ngi def ay jolere ay ati at ci football mais loolu rek moo ko manqué président Macky Sall wax na ko ñun ñëpp askanu Sénégal bi loolu mooy suñu yéene mais ci biir loolu nag il faut que ñu gën leen tàggat maanaam aussi pousse leen pour que ñoom ñu mun am ndam Sénégalais yëpp jàpp ci ñëpp nekk benn pour que ñu pousse leen parce que yàlla barkeel nañu génération boo xam ne génération exceptionnelle la dañ leen taxawu ñoom ñu xam am jom am nañ ko ñu gën ko yokk comme ni ko président waxee ñu dem en mode dem ba jeex pour que yàlla may leen ndam bi nga xam ne bis soccer bi tey am na ko. bu dee nag wàllu galop d'entraînement bu mujj gaynde yi nag def nañu ko ngir waajal seen i ndajeek Cap-Vert ci talaata ji ci stade Lat Dior bu Thiès entraîneur Aliou Cissé wax ne liggéey bañ doon door la ñuy daal di nag yeggale gis ne nag équipe bu Cap-Vert moo gën sax
noppi bu champ bi ba tax na waajtaay gën nañ koo baral ñu déglu Aliou Cissé ak Ama Ndiaye. mën naa wax ne que suñu entraînement yëpp ci récupération dañ ko basé tey tamit ci récupération nañu nekk séance bi mën naa wax ni 45 minutes maximum day durer xale yëpp ils sont au rendez-vous sauf Youssouf Sabaly yoo xam ne dafa demoon signer contrat fële ci bitim réew amoon tuuti problème ak Sima j'espère que tey dina mën a répondre def essai boo xam ndax mën na jouer suba wala mën na jouer suba ci loolu ma ci mën a wax rek mooy que xale yëpp teew nañ ñun ñëpp bëgg fii ñu fas yéene préparer match bi en tout cas contre Cap-Vert. C'est vrai que équipe bu Cap-Vert bi ñëpp xam nañ ko ñun xam nañ bu baax équipe boobu parce que joué nañ ñëwoon éliminatoire coupe du monde 2018 bi pratiquement joueurs yu fa nekkoon ñoo fa nekk xëy na quelques nouveaux yu ñëw rajouté différence su Zambie ak Cap-Vert mooy que Zambie pratiquement 90% seen joueurs yëpp base locale nañu am équipe Cap-Vert bi nag am nañu ay joueurs yu bëri yoo xam ne ñu ngi joué bitim réew ci dëkk boo xam ne mooy Portugal mën naa wax ni que am nañu binationaux yu bëri tamit yu jógee Portugal donc mën naa wax ni que adversaire bi muy Cap-Vert moo gën a am expérience moo gën a taxaw moo ëpp qualité bu Zambie donc ça tombe bien parce que ñun tamit genre match yooyu moo ñu neex genre match yooyu nañu bëgg pour justement préparer éliminatoire coupe du monde bi au mois de septembre. Je crois que loolu bu weesoo je crois que lu gën a am importance sax mooy que ñun ñu xool ñun lu ñuy def lu ñuy indi football match bi vraiment ak fulla bu mat sëkk def si jom def si fulla def si fayda ba pare gagné ko incha allah loolu lañu fas yéene